ngeen jëf mbokk auditeurs yi baaxoo di déglu suñu rajo li xew fële ci Tivaouane Peulh doy na waar mu nekk commune boo xam ni bëri na jamono yi insécurité yi nga xam ne dañu koy waxtaanee foofu le man maa mënul nangu dëkk bu toll nii te amul sécurité bu war. askan wi mer nañu foto nee nañu nag ñay def ci yooyu dëkkuñu fii dañuy fii wan yan si loolu nag des ci ko waxtaanee ak askan wi ngir loolu saafara yëpp mën a am jàmm yëpp mën a am jàmm dama toog di xool ni ñu góobee suñu tool ni ànduma ceeg yéen dulu ma doon jigéen balu ñëw ma daat ci génn ànduma ceeg yéen dinaa lim benn wax ji teguwul fenn lu dul ci ay fen digal suñu teen loolu waral suñu pen ba soppeeku en xale yaa ngi jooy wiyo iyo mag ñaa ngi muñ di naan fu ñu jëm xale yaa ngi jooy wiyo mag ñaa ngi muñ di naan fu ñu jëm. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Tivaouane Peulh ñàkku rab ñuy nuyu mbokku commune bi ak mbokku département bi tey nag ñu ñëw seen émission Face au cas nekk émission bi nga xamante ni da leen di dugal ci quartier yi wax leen jafe-jafe yi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy dund ak dégager ay solution lan moo war a nekk solution yi nan la ñu war a mën a organiser wak loolu tey nag ñu ñëw ci quartier bi nga xam ne mooy Darou Rahmane 4 mu am tey particularité donc balaa ñoo def dara dañuy jaale mbokk yi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk ñu ñàkk dëkkandoo ñàkk mag ñàkk suñu yaay ñuy jaale di nakarlu cas de violence boobu am je pense que la fois passée waxoon nañ côté insécurité bi te dañuy ñëw ñi nga xamante ni nag ñoo dëkk ci quartier bi parce que nit ku nekk li ngay dund yow yaa ko xam jafe-jafe yi ngay dund yow yaa ko xam suñu organiser wul mënuñu ko relayer suñu nga xamante ni mooy suñu autorités yi parfois duñ ko xam donc tey ñu ñëw ak Face au cas ci émission bi dañuy introduire juste bàyyi suñu benn papa boo xamante ni moom dëkk na ci quartier bi ñu bàyyi ko mu présenté wu expliquer ñu quartier bi ak yi nga xamante ni tey moom mooy ay jafe-jafe quartier bi ak lan la ci xalaat par rapport ak li nga xam ni jot na fi am. waaw salaamaaleykum Cheikh Anta ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare et di nuyu waa quartier bi yëpp ñun moom suñu jafe-jafe fii bari na ci quartier bi et amuñu courant amuñu ndox yooyu yëpp manqué nañ ko bu baax a baax amuñu sécurité ba semaine bi rek ku nekk dégg na li fi xew kon nag ñun bëgg nañu ku ñu jàppale bu baax a baax et yàlla itam jàppale nañu am nañu délégué boo xam ne nangu na dox nangu na wax mais moom kese mënul yor quartier bi kon il faut ñu dimbale ko buñ ko dimbalewul mënul sotti te ñi fi nekk yëpp seen doole bariwul comme seen doole bariwul nag dafa laaj ndimbal kon nag ñun ñu ngi laaj ñu dimbale ñu te dañu yaakaar ne itam ci Sénégal lañ bokk dama yaakaar ne Dakar tey fi mu ne nii mu ne quartier am na quartier boo xam ne amul courant yaakaaroon ne war na jafe Dakar. surtout ñu nekk ci année bi nga xamante ni mooy 2022. voilà récemment ñu def fi forum des eaux nga xam ne Diamniadio lañ ko defee. tey ñu gis jafe-jafe yi ngeen xam ne am ngeen ko ci ndox. ñu gis fi benn teen bi nga xamante ni moo ko am. information bi ñu jot mooy chef de quartier bi moom moo ko def. chef de quartier bi moom moo ko fi def. kenn ci ñun mënul dem fenn wuti ndox ngir moom parce que moom moo ñu jàppale ba def loolu. kon ñun bu ñu waxee ne Sénégal mu ngi avancé itam ñun avancement Sénégal mu ngi ñu jaaxal parce que avancement boo xam ne amoo ndox amoo courant say doom mënu ñu jàng kon amoo avancement parce que suñu doom yi jànguñu parce que dañu wax ne technologique amoo courant fan ngay amee technologique fan lay am amul kon nag même bu dul technologie c'est-à-dire que nit waaw si wàllu ndox si wàllu satam si wàllu jaamu yàllaam si wàllu li nga xamante ni tey mooy lu mënul ñàkk si dund nit mooy ndox tey bu ñu mënee dem ba foo xamante ni ñàgg sekk leen Tivaouane Peulh sekk leen mënoo leen am ndox di naan ndoxu eau boo xamante ni est-ce que c'est potable ou pas di naan ndoxu teen loolu tamit ay tiitaange la parce que dañu am ay autorités yoo xam ne tamit moom lañ dénk commune bi am ñoo xam ne c'est autorité étatique je pense que ni si Sénégal ngeen bokk si Dakar ngeen bokk ci commune bi ngeen bokk tamit. waaw autorité de ñun li ñu war ci ñoom
ñu ngi koy def ñun fu ñu laajee suñ carte yi ñu jox leen mais ñoom nag defaguñu lu war ci ñun te lu war ci ñun moom dafa war a am kon nag nañ góorgóorlu dimbale ñu te yàlla tax wax dëgg laaj nañu dimbal daal te yàlla tax jigéen yi fi nekk ñu ngi góorgóorlu guddeeg bëccëg nopplu wuñu ñu ngi daw guddeeg bëccëg amul dara ku ci jot boppam amul ku ci jot boppam parce que jigéen bu mënul am ndox mënul am courant kooku seyam ci fitna la nekk parce que loolu yëpp mënu koo ñàkk te ñun bu ñu xëyee fi mu ne nii gis ngeen fi mu nekk bu ñu xëyee ñun dawal nañ Dakar jigéen yi ñoo fiy des waaw jigéen yi nga bay nag ci kër yoruñu courant yoruñu ndox est-ce que jigéen yooyu mën nañ sam njaboot ma fa nekk mënuñu sama doom yi kon nag ñu ngi leen di ñaan autorité ñu ñëw dimbale ñu te yàlla tax ba li fi amoon. si seen wàllu yéen ñi nga xam ne yéenay xëy di dem Dakar si wàllu transport bi dugg beeg génn bi ak fu ñu gis ngeen di jaar muy tool bi nga xamante ni tey dem na ba nekk yoon. yéen jafe-jafe ngeen si am si wàllu boobu. non ñun dañu amul yoon sax yoon ci boppam dañ ko amul ñun amuñu yoon li dalee croisement Tivaouane Peulh foofu la goudron bayem ñun amatuñu dara ba balaa nga egg si fii tool baa ngi nii fii la ñuy jaar amul lamp amul dara say bu fekkoon ne bëccëg la nii tànkay bu ñu wàññee koo tuuti rek nga gis jaan yi loolu waroon nañ ko dépassé te guddi dañ fay jaar parce que amuñu leneen kon nag moo tax ma ne la liñ ñu war a jàppale bari na lool ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale ñu te dimbale ñu te la tax jërëjëf Cheikh Anta. macha allah ñu koy déglu di ko rafetlu Pape kaddu yi mu nekk nit ku dëkk si gox bi. di dund jafe-jafe yi ni ko nit ñi di dundee je pense que relevé na fi problème d'insécurité bi. ñu gis fi cas mort bi nga xamante ni am na fa. te je pense que conditions yi su réuniroon waroon na mën a bañ am waroon na nekk loo xamante ni war nañ ko mën a éviter. et que loolu rôle état la. rôle ñi nga xamante ni ñooy nekk maire ñu leen si woo donc dañuy pense que ni dañuy jàll suñu beneen yaay booy. wax ñu moom si wàllu jigéen. peut-être am na yoo xam ne ñoo koy gën a. donc ñu bàyyi suñu yaay Aminata Sène mu nekk mag nekk jigéen ñu koy masawu si suñu yaay bi nga xam ne génn na fi ngeen nekk jigéen ñi moom ñu bëggoon xam tur beeg yaay booy ak jafe-jafe yi ak li fi am nan nga ko jàngatee. li fi am de moom xanaa métti ñu rek te jaaxal ñu it dog-dog bi fi am nag li ko indi yëpp mooy ñàkk sécurité bi mu ko indi sonn nañu amuñu sécurité amuñu ndox amuñu yoon amuñu courant. teen bi it gis ngeen ko defe naa yéen a ko gisandoo dañuy root ba sonn balaa nga am ndox nga root. bu xaw a métti. am na risque waaye amuñu pexe ndax doo ko mën a bàyyi mu dox fii ba hôpital. dañ koy teg ci saret bi di doxal fas bi. di ko omat muy dox nga topp ci kawam. ba saay bu eggee ndax doo ñemee dàq doo ñemee def dara. waaye nag pexe moo amut. mais fii ñàgg moo leen gën a jege su boobaa ñàgg ngeen koy yóbbu moo ñu gën a jege ndax Tivaouane Peulh pour nga am fi day xaw a métti ak talibeeg virage bi. loolu la ñuy nekkee. mais fii xam nga ne ay bàjjenu gox yoo xam ne ñoo nekk seen ginnaaw bañ bàjjenu gox moo leen gën a jege ba dara su amee heurte mu mun leen conseiller si ni ngeen war a mën a jëlee kooku en charge ak yooyu est-ce que yéen a ngi si jege bàjjenu gox yeeg yooyu. waaw am nañu bàjjen gox. suñu bàjjen gox nga ne le Ndey Jaxate kooku lañ fi am koo xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñooy toppatoo numéro téléphone yi borom saret yeeg affaire yooyu. bu dara xewee nag bu ñu amul lenn lu ñuy def ñun ñëpp dañuy dajaloo topp ci kawam. ndax amuñu lenn ñu ñuy def. du loolu si wàllum ñàkku ndox bi. ak ni ngeen koy da ngeen di root di yenu wala da ngeen ni noo leen koy def ba mu egg seen kër yi. dañuy root di yenu dañuy xëcc gis nga noonu xale yi di xëcc noonu la ñuy xëcce root def ci sa paan yenu bu boo xewlee ñun waa koñ bi yëpp dañuy dajaloo ku nekk root ñu root ay barigo ba mu fees ñu taaj bu bër setee ñu doog a ñëw ci liggéey bi ndax buñ ko deful duñu am ndox waaye ñun ñëpp waa koñ bay dajaloo root sottil kooku. si seen wàllu jigéen ñi am ngeen groupement wala am ngeen mbootaay yoo xamante ni tey ku leen bëggoon dimbali jàppale leen am na fu muy jaar si jigéen ñi est-ce que am ngeen ay regroupement dafa am mbootaay wala yu demee noonu. am nañu mbootaay kooku mooy suñu meeru mbootaay. ñu ngi noonu jàkkaarloog yéen. ñu koy gërëm mu nekk suñu yaay donc je pense que expliqué na yi nga xamante ni moom lay dund am nañ bàjjenu gox boo xamante ni mi ngi def dara waaye ku xam bàjjenu gox man xam naa si dara parce que sama yaay bàjjenu gox la parfois du ñu am aide du ñu am ay lu ñu leen dimbalee nit ñi dañ leen di fëgg je pense que autorités yi aussi dinañ leen gën a mën a jàppale donc dañuy jàll suñu beneen papa mu dëkk fi aussi moom il va nous relater un tout petit peu les faits par rapport ak vision ak lan moo war a mën a nekk solution bi ak yan lañ gën a soxla si yoo xam ne ku leen jàppale mooy nekk priorité. ñoo ko déggandoo je pense que problème yi du jeex ku nekk da si
joxe li nga xam ne jàpp na ni moo gën a nekk priorité ñu nekk ak suñu papa Mamadou Wade donc je pense que ni papa dégg nga liñ fi jot a relaté ak fait bi nga xamante ni tey peut-être nekk na loo xamante ni mooy guddoo bi coulé vache bi mais je pense que ni yàgg ngeen dund ay problème ñu bàyyi la nga présenté wu ak mbokk yi ñu mën a am tuuti sa appréciation par rapport ak li nga xam ne jot nga ko dégg ak lan moo ci sa xalaat ak lan moo war a mën a nekk taxawaayu autorités yi ak lan ngeen di xaar ci ñoom. waaw salaamaaleykum waa Tivaouane Peulh di gërëm ñëpp di gërëm suñu délégué de quartier bi Seyni Dem di gërëm suñu ndey gox gale di ndey jaxate di gërëm ñëpp di gërëm suñu góor gi toog mooy suñu mag Baye Ndiaye di gërëm waat adjoint délégué Cheikh Diagne nga xam ne ku fi ñëw moo la dara nekk loon dara moo fi nekk muy àllu kaañ comme ni ma koy waxee sanc si dëkk nag jafe da mais li jafe mooy nekk àllu ñëw sanc àllu kaañ ba ñëpp fekk si la donc ñu koy remercier ci loolu bu baax ci biir loolu li ngay wax mooy li fi nekk yëpp kenn mënu koo wax ñun lu ñuy dund fii dafa métti trop saay métti na trop ba fi métti yem suñu benn teen bay lañ fi yor te sa waay moo ko fi def mooy la délégué te xam nga li amatul fenn jukki teenu lu mat teenu 20 mètres. c'est révolu. waaw ñu ne dañu indil ay pompe yoo xam ne doxuñu sax faf tontu pompe moo gën a méttati waaw ci biir loolu ñun man Papis laay waxal monsieur le maire ndax monsieur le maire ñun normalement lépp lu waa plateau mérito ñun war nañu koo mérito. absolument ndax li fi xew ñun gis nañ ko maire yëpp a daanu sauf fii Tivaouane Peulh ak bu plateau te fii man Papis man nekk naa fi 7 ans yoo xam ne mosuma koo gis mais si deret dégg naa yaayam pël man ci moo tax ma sot ma déggee ci urne moom laa foote tayuma ko ak ñeneen ñi fi nekk nii. mais campagne bi ñëw na seet si leen. xaaral maa ngi ciy ñëw yaa ngi may dégg ba léegi ñun seetuñ lu muy defal ñu dañoo ñëw rek jàpp ci noonu ndax lan bëgg koo faral ak kii mbokk mooy li ma la wax mais fii amul ñoom ñëpp jaar nañ fi parti opposant yëpp jaar nañ fi candidat yi amul ku fi jaarul jox jigéen ñi seen i suukar moom gaa dégg na dégg naa suukaram ñëw na mais ba tey dafa manqué li gënoon mooy présence am ñëw na fi wala ñëwu fi ba léegi xam nga ne loolu xeebteel mënu fee weesu mais bu bàyyi nag ba kaa bi am fii keroog mu ñëw fi kooku ñun dañ koy ñaawlu ndax ñun mën nañ koo teeru ñun paa yi mais suba na xale yi bu fi ñëwee xale yi mën nañ koo sànni xeer de te dañuy am raison suñu kaw ñun ndey ji seex day tëddee njaaxaan. vers le jege sa askan. voilà fa laa bëgg a dem jege sa askan am si ñoom. échange mën a daw yow ak ñoom. voilà ngay xam jafe-jafe yi nga xam ne askan bi nga koy dund. loolu nag dafa amul te loolu c'est résolu xale yi nangootuñ maire buy fanaan seen biir gox di dund lu ñuy dund moom lañ bëgg. yaa ngi dégg Papis man keroog laa gis tere sa waay di ma fekk sama maam gan jotumaa dem mais wër na tour bi yëpp te taxul fii à 100% lañ ko votel donc nag ñun war na xippi suñuy ay bëtam xool ñu Papis la xippi ay bëtam xool ñu mën ñoo romb ay problème yi ñuy samp rek dañuy romb recto verso ñàkk roba nge nii ay lamp ñooy leer ci àll bi kaaj ñàgg a ngi nii ay lamp ñoo fay leer tool bi ngeen di wax nii xaw ma yoon bi ñun ñoo ko créé timis doo génn ay jaan ñoo lay romb même ay yamb ñu ngi fi song nañu fi ay yamb bandi yi nag ku ñu dàq fi nga jëm ndax amul lumière amul bu la lumière bi wëree donc fu lëndëm rek nga mën a jëm moo waral cas bi fi nekk nii ñun vraiment ñun moom dañoo ñoral rek dafa mel ni ñun bokk ñu Sénégal quoi xeeb ñu te loolu tamit rafetul. waaw nekkul lu rafet parce que si askan bi ngeen bokk. waaw bu vote jaree dañ leen di solliciter. gis nga ci résultat yi. bu résultat yi amee aussi je pense que am na loo leen si def. voilà et que rôle am aussi mooy que ni askan bi moo ko fi tax a toog. war na ko mën a xam war na mën a nemmeeku askan bi war na leen gën a mën a jege. waaye di xaar ba ay deew ak yooyu di fi am nga fiy ñëw. dafa nekk lu ñuy ñaawlu. et que mënuñu comprendre fi ngeen nekk mën nañ ne ñaari ville moo leen sekk. ñàgg la moo leen sekk beneen bi Tivaouane Peulh yëpp am courant ñàkkurab nekk seen droite et que amoo leen courant amoo leen dara ay personnes lambda ay chef de quartier ak beneen personne pour sécuriser ñooy jël seen i moyens bopp di ko fi def donc loolu tamit nekk na lu ñuy ñaawlu comme ni nga ko waxee mais su côté solution lan ngeen xaar si ñoom yoo xamante ni tey war nañ ko mën a def fii dans l'immédiat parce que fii nekkatul gox bu mën a xaar je pense que fu bakkan rot moom nekkatul lu nit ñi mën a toog di xaar rek dinañ def ak duñu lii ak loolu nekkatuñ si ay promesse électorale aussi dañu bëgg kuy jug def yu bëri gox bi leer ba nga xamante ni insécurité bi dina fi mën a dañ carrément. waaw mais mooy li ma la wax rek fii dara amu fi amuñu marché bu baax courant beeg ndox mi wax noppi ak yeneen ak yeneen te fu mu nekk nii suñuy doom daanaka commencé nañu màgg lii fi ngay gis na li ay waa jeunesse bee toog na li dem nañ ba kene fi jeunesse donc xam nga ASC lépp ñu suñu kanam bëgg nañ ko mais mënuñoo yëngal dara loo xamante ne bon ndax amuñu benn appui
mooy li ma la wax rek ñun maanaam ñun dañoo fàtte ci lépp loo xam ne ñu fàtte ñoo fàtte daal fàtte nañu daal fàtte boo xam ne ñun jaaxal nañu comme ni ma la ko waxee daal sa waaye ñun séntu woon nañ ko mu ñëw avant lii di fi xew d'abord. absolument mais ñëpp gars yëpp jaar ñoom Cissé xoog ñoom ñëpp ñu wax suñu jabar yeeg ñëpp ñu ñaar seen wax ñu leen fii papis rek papis ñun fu mu nekk nii am na ñoo xam ñu ngi am suñu dëgg papis war nañoo gestu xool ñu porte lampe yaa ngi fëri ñu tegal lu dul jeex na fexe sampal ñu ci biir koñ fi lépp mu leer saaf ko bu leeree nag bandi yeeg yooyu dinañ fi kii ndax ñun ñëpp dañuy xëy Dakar fii jigéen ñi rek ñoo fi des ak xale yi xool courant suuf si moom la ñuy employé te xam nga gis nañ ko amul sécurité et que waaw am na yoo xale yoo nekk ay branchement yoo xamante ni ay branchement kii la donc nag le tout à tout mooy financement bi génn bu yàgg la Macky ne wax ni ñëpp di kii na ko eggee Macky mu waxu ko ni ko fii say kii voix 100% fii ñun amuñu xaar ma yàlla ak moom mais ñun fu mu nekk ni ñoo ko yoral bor bu bari dafay compal ñu fàttalikuñu waaw donc je pense que ñoo ko déggandoo mu nekk suñu papote mu relater lu am importance donc cas de figure fii aussi dafa war a changer parce que bu ñu fàtte ni élection yi au niveau départemental communes yu bëri dañoo wàcc 11 communes yoo xamante ni 2 moo fi gagné muy Tivaouane Peulh muy Tivaouane Peulh Niaga ak Sangalkam et que voté boobu bu mu nee am nga amoon mandat ñu reconduire la dafa am ay personnes yoo xam ne dañoo amaat si yow yaakaar def ay sacrifice ñu tudd ko si et puis ñu interpellé ki nga xamante ni mooy autorité administrative bi nga xamante ni moo fi nekk muy monsieur le maire dégg nañ ñi nag am na lu mu fi dikk et que loolu peut-être chef ki nga xam ne mooy chef de quartier bi dina si développé donc dañuy jëlaat benn soxna mu gën ñu xóotal si wàllu jigéen nag si wàllu teen ak ndox bi ak jafe-jafe yi ak lan la ñuy xaar si surtout si côté boobu. waaw donc ñu am suñuy mbokk jigéen ñi muy Nogay Joxaane mu dëkk si commune donc li nga fi dégg dañuy xaar sa appréciation ak lan ngay woo autorité yi yooyu. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad maa ngi nuyu ñëpp di ziar kilifa yi fi toog ñëpp di rafetlu kàddu yi fi jóg rek comme ñi fi jot a jaar li ñu wax rek ci loolu laay ñëwaat comme li nga wax sànq nous sommes en 2022 ñu def récemment forum de l'eau à Diamniadio kon mënuñu concevoir ñu ni fii ci Dakar la nekk des fois tu te poses la question est-ce que fii ci Dakar la bokk parce que village yi sax am nañ ay robinet mais ñun benn teen bee la ñu am boo ci rootee loo gëj a gis lu ma musul gis sax laay wax fii laa ko gisee ci teen bi ay wallax njaan yu xonk te ñun moom la ñuy naan parce que ñëpp amuñu moyen yi nga dem fii am na ay robinet côté yi cité yi mais ñëpp amuñu moyen dem jëndi ji ndox suñu doom yi ci la ñuy naan ñun ci la ñuy naan ci la ñuy togg mën nañu xaar n'importe quelle maladie dañuy wax naan Covid mais ñun li ñu nekkee ni moo gën a dangereux Covid parce que di naan ndox boo xam ne ce n'est pas du tout potable chaque jour loolu la ñuy dund jukki ba soot gis ngeen suñ loxo yi dafa wow kooku suñ borom kër yi bu ñu wàccee sax mënatul ñu leen maase ndax root ba sonn boo tëddee guddi sax nelaw ba yandoor doo ko def parce que da nga ndax yaram bu tas da ngay sonn da ngay root ba sonn yanu ba sonn sa yaram bi yëpp di metti boo xëyee yaa ngi xalaat su ma doxee dem marché ba ñëw est-ce que bàyyi naa ndox kër ga loolu mooy doon sa principal souci nga jugeeti foofu ñu nekk ci insécurité totale gis ngeen li fi xew bu yàggul tey jii kuy jóg di wàllu ji di nga xalaat man lëndëm laay jaar ki may wàllu ji est-ce que bu ma koy wàllu ji ñi ko def loolu rayu ñu duñ ma ray ci yoon bi parce que boo déggee nit yuuxu mi ngi noonu waaw kay parce que booy dem di dimbali tamit war nga xam fooy jaar war nga xam gis fooy jaar mais fii fépp ci lëndëm la ñuy dund boo génnee da ngay xalaat man fan laay jaar maa ngi ci leer wala kenn mi ngi sama ginnaaw da ngay geesu ba keroog ngay àgg fi nga jëm absolument ñun gis nga ci tool bi la ñuy jaar bu ñuy jëndi ji guddi gi mais sa fit du dal ba keroog ngay àgg nawet bi léegi mu ñëw boo génnee nii jaan yi lépp te loolu wóorut ay xale yu ndaw nga yor gis ngeen branchement clandestine ji mu leer la ni tey bu tawee court circuit bu amee gis nga mi ngi noonu problème mën na fi am à tout moment kon ñu ngi lancé appel président de la république ñun ñaar yi moo ñu gën a soxal te c'est daar dañ ko soxla léegi muy courant ak ndox parce que dëkk bu amul courant amul ndox foofu wér-gi-yaram mënu fa am sécurité tamit mënu fa am parce que loolu mooy le minimum ndaxte ñun dañu bokk ci Sénégal bu voté jotee dañuy voté fii ñëpp am nañ seen carte électeur di voté kon nag bu ñu koy voteel nañu delloo njukkal xam ne ci réew mi lañu bokk ci askan bi lañ ñu bokk waaw
mais côté jigéen ñi est-ce que am ngeen ay initiative vision wu tey def ay affaires yoo xamante ni da ngeen koy commencer seen mbiru bopp doolante dimbalante ba mën a am yenn yi wala via même ay cotisation yoo leen di defagum noo leen pare pour former wu si diggante si loolu. instant bi formé wu nañ en groupement am nañ benn groupement mais amaguñu récépissé. amaguñu récépissé mais ñu ngi formé suñu ay tontine di jàppalante ci suñu biir di defaale social ci suñu biir mais ku ñu dimbali tamit ñu jël parce que ay jigéen lañ te soxla nañ ay financement. est-ce que yéen a ngi approché autorités yi hormis autorité politique yi ñi nga xamante ni duñu ay politiciens rek mais mën nañ leen dimbali si wàllu récépissé mën nañ leen dimbali si wàllu kayit ay financement yoo xamante ni dañ leen koy jox ngeen koy leblante seen biir yooyu yëpp est-ce que yéen a ngi si approché nit ñi. loolu moom ñu ngi ci doon approché mais la plupart politiciens yi ñooñu doon promettre ay récépissé ba léegi nag kii wooguñ ñoo ngi ci démarche yi mais soxla nañ aussi ku ñu ci jàppale bu baax a baax ñuy liggéey comme suñu moroom yi ndax lu benn man ñaara ko dàq bu sëñ bi dee xëy di def ngay def yaakaar naa kër googu day gën a neex rek. mais bu fekkee sëñ bi moo gàddu lépp ak jamono ni mu mettee nii dund bi cher lépp metti day metti buñ ñu jàppalee nag ñun jigéen ñi ku ci nekk bu monsieur xëyee yow tamit nga am ci loo jàpp dina tax coût bi gën a oyof ci seen kaw. si wàllu marché yi dem beeg dikki bi foo leen di nduggee. marché yi moom ñàgg la ñuy nduggee metti na trop tamit parce que ñàgg daf ñu xaw a sori foofu la ñuy xëy jël charrette dem duggi ji ñëw di nga def presque plus de 1 heure de temps ci yoon bi. waaw loolu yëpp je pense que ni am na yooyu li nga xamante ni relevé nga ko sur le plateau aussi sanitaire li nga xamante ni mooy wàllu faj beeg yooyu. récemment ñu dégg si ay jigéen yoo xamante ni dañ si dem ba ñàkk seen bakkan ñu koy ñaawlu. sur ce plan là aussi yan jafe-jafe ngeen ci am pour dem faju jeeg ñëw beeg yooyu. fii moom dem faju fi lu metti la parce que bu dee Tivaouane Peulh poste de santé moo fa nekk de même que ñàgg te daf ñu xaw a sori amuñu yoon amuñu ay waruwaay yu ñu yóbbu. boo feebaree boo yorul numéro benn chauffeur clando pour boo sonnee mu yóbbu la dëkkandoo yi charrette la ñuy jël teg la ci. bu dee dem Kër Massar yoon bi dafa metti torop ndax góor ñi bu ñuy xëy pour nga xëy da ngay obligé teel a yeewu fajar jël 81 bi benn bus lañu am. mais 81 bi te yoon bi metti na metti boo xam ne ñoom bu ñu ñëwee dañuy jàmbat da nga leen di yërëm parce que mu ñàkk moyen de transport ak yoon bu baax moo ko waral parce que latérite sax yaakaar naa waroon nañ ko dépasser waxuma la nag latérite mais yoon bu baax sax amu fi ay xeer ak i kàmb ngay jaar ba keroog ngay àgg fi Tivaouane Peulh mi ngi noonu sa yaram bi yëpp mooy tas. ginnaaw loolu wàllu jàngu xale yi ak loolu je pense que amuñu lu wër quartier bi wala biir quartier bi amul école. non fii école amu fi benn école moo fi am te dafa xaw a sori tamit te comme li ñu wax sànq rek sécurité amu fi xale yi dinañ dox presque 1 kilomètre ñii nga xam ni CM la ñuy jànge ñu ngi dem aussi ba ñàgg booy dem Lac Rose ñooñu foofu la ñuy jànge lycée aussi amu fi mu toll ku fi sa doom di def 3e tey da ngay xalaat bu amee BFEM fan lay jàngi jee loolu mooy gën a nekk sa souci parce que bu dee Kër Massar transport bi dina metti da ngay xalaat bu ma xëyee nan lay def ba mu dem jàngi. te bi am Tivaouane Peulh donc ñi ngi xaar beneen service d'impense bi implanté nañ ko. que récemment gis nañ communiqué bi génn bi nga xamante ni ministère def na ko ñu ngi koy relever. service d'impense bi ñu ngi war a fay 23 millions loolu charge u mairie bi la ñu ngi koy def. bu weesoo loolu li fi nekk nii dafa xaw a am ay jafe-jafe et que war nañ mën a amaat yeneen structure parce que am na espace aussi. fii waroon na mën a am beneen lycée à part bu Tivaouane Peulh bi parce que loolu lycée mixte la dañu boole CM ak lycée mi ngi noonu te li fi nekk ci élève mënu jël lycée boobu mënu ko jël. fii wala ñàgg waroon na mën a am beneen lycée fii école bi fi nekk même école primaire bi rek daf fi ndaw pour population bi fi yeewoo te fu éducation amul loolu mënoo wax ni mën nga fa am jeunesse bu baax parce que boo bëggee am jeunesse bu baax da nga leen di éduquer. absolument mais xale boo xam mi ngi noonu mooy base bi mais xale yoo xam ne boo xëyee xamoo foo yóbbu sa doom pour mu jàngi da ngay xëy bàyyi ko muy taxawaalu tamit loolu dañu war a xool ban Sénégal lañ nekk instant bii nii. absolument parce que éducation moo war a nekk lu primordial loo xam ni ku toog da nga war a ni fii école mënu fi ñàkk. lu mën a ñàkk mën na ñàkk mais école
courant ndox loolu mënul ñàkk ci dëkk boo bëgg mu développer. Absolument. Donc ñoo ko déggandoo je pense que l'intervention a été plus que pertinente donc dañuy bàyyi suñ benn mbokku jeune boo xamante ni ñoom ñu ngi fi si wàllu ndaw ñoo xam ñoom lan moo nekk seen taxawaay ak côté boobu. ginnaaw ñi nga xamante ni déggul nañ leen ñi nga xam ne mooy mag je pense que ni jeune si solution wala li nga xamante ni mooy dénonciation si moom la war a gën a mën a ñëw ñu ne Ousmane Coly mu nga xamante ni mu yor mouvement jeune bi donc parce que dañ koy bàyyi mu présenté wu il va nous un peu parler du mouvement bi nan lañ ko structuré balaa ñoo dugg si jafe-jafe bi ak ñoom jeune lan moo nekk seen taxawaay est-ce que dañuy toog di seetaan est-ce que dañuy toog nekk ay mouvement teg caan naan noo doxul ak yooyu est-ce que mës nañ bind ki nga xamante ni mooy autorité bi est-ce que mës nañ demander audience est-ce que am nañ projet bi ñuy porteel gis nga jeune boo nekkee si sa gox mouvement yi c'est bel et beau mais li may naqarlu parfois mooy dañ dul am projet de vision dañ dul am loo xamante ni tey dinañ ko mën a porter wax ni lii lañ bëgg dara doxul c'est bel et beau mais yow mi ñuy dimbali da ngay xam ki lay dimbali ne ko lii laa bëgg lii laa am ak loolu je pense que dañuy bàyyi mu présenté wu Ousmane juste dans ce sens là wax ñu un tout petit peu. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp ci ku nekk turam ak santam di baalu ñu paax di baal ñu paax man nag fu may commencer mooy ci côté insécurité bi commune Tivaouane Peulh Niaga moo ngi toll ci 49 331 habitants 8 villages 4 cités. 2 postes de police moo fi am loolu c'est anormal si commune bu toll nii keroog monsieur le maire ba mu ñëwee fii nee na commune Tivaouane Peulh Niaga moo gën a gaaw a développer que commune yëpp yu nekk Sénégal kon kooku c'est anormal nous voulons coûte que coûte brigade bu spécialisée avec des équipements avec des effectifs qu'il faut beneen bi mooy courant bi keroog ba mu ñëwee fii am na lu ñu jot a dig c'est insuffisante. nga ñëw si lu mu leen dig sur le plan nombre ak yooyu est-ce que dégager na nombre ou bien c'est juste des dires comme ça. ce sont juste des dires man nu ma ko jàngatee. waaw ndax ba mu ñëwee toog nañ kër délégué waxtaan nañ. suñuy kilifa wax nañ ak moom. man je voulais parler mais après par la suite on m'a interpellé pour me dire ne pas parler. nee nañu semaine bi incha allah dinañu booleel benn ndaw Sénégal buy ñëw dugg ci site bi. ñëw xool. ñun nag nous voulons plus. ndax ñun ñi jeunesse bi ñun nekk fii ñun xam nañ lu nekk ci site bi. tu vois n'importe quelle heure dañuy génn di dem cité ba da ngay bëgg a dara war ko jëndi. il a fallu que nga dem cité ba jëndi ko. absolument tu vois beneen bi mooy problème ndox mi. Cheikh Anta. suñu yaay xool leen wallahi nuroo ñu ne. non dafa métti mën nga yëkkati mu kaw tuuti. l'autre kii comment dirais-je beneen mooy pompe yu ñu fi jot a indi. une semaine 2 semaines. pompe yi yàqu. pompe yi si période campagne bi lañ koy indi woon. ci période campagne yi pompe yu ñu jox c'est pas du tout. c'est pas du tout raisonnable ay pompe yu baax. pompe yi am te 1 mois la def yàqu. yaa ngi dégg ba ñu estimer pompe yi pour defar ko bu ma juumalee 300 000 la xaw ma 350 bu ma juumalee. booy defal nag nit da nga koy defal lu baax dëgg neex yàlla. mais xam nga ñoom ay lëmaskat lañ aussi comme campagne bee ngi ñëw. ñu ne quartier bi méttiwul nañ leen jox ay affaire ñu foowee ko bu yàqoo it. fekk votel nañu ba pare affaire bi jàll. xam nga yooyu tamit si yooyu lañ dëgguwuñu quoi ay lëmaskat lañ juste carte nit ñi moo leen intéressé après il passe à autre chose aussi. noonu la demee nag rafetlu ñu ko du tout te ñoo ngi ñaan lépp ay solution ñoo ngi dans les brefs délais daal. courant ak ndox c'est une priorité obligatoire pour Darou Rahmane 4. leneen nag lu may souligner en tant que jeune. bëgg nañ terrain tamit de football ndax bëgg nañ dans l'avenir proche ñu am fi ASC association sociale culturelle ndax dañoo war a def ni suñuy morom yi fi nekk tu vois mais est-ce que yéen a ngi si démarche yi bëgg nañ aussi est-ce que non démarche guñu ko mais juste ce sont des dires que yoo xam ne dañ koy jàllale mais tôt ou tard dañ koy def dañuy démarche ndax am na ñoo xamante ni waaw ñoo chargé ci domaine boobu noonu mais mouvement bi ngeen ko rek c'est quoi mouvement sportif la wala mouvement pour xeex jafe-jafe waaw mouvement pour le développement de Darou Rahmane 4 pour le développement donc vous touchez tous les plans tout secteur yëpp ok waaw nous touchons tous les secteurs mais est-ce que mës ngeen def demande d'audience écrit adressé ko maire bi ou pas non ndax mouvement bi yàggul ma juumalee 2 mois la def kon xam nga c'est pas du tout récent beneen mooy dëkkuwaay booy njëkk a ñëw ci dëkkuwaay lan ngay njëkk a xool mooy juma morgue ak cimetière boo xoolee fii nii Darou Rahmane 4 bi yu may lim yëpp amu fi jumaa ji ñu commencé fondement après on l'a laissé c'est pas les raisons
mais normalement mairie war na ci taxaw ñu am juma ñun ñëpp bu ñuy dem dañuy Dakar Kasso dem ba ci juma jël na la ci foo ngeen di jullee léegi est-ce que mën nga sama genre yi duñ julli de est-ce que mën nga yeew 5 heures xaw ma 6 heures du matin romb tool bi dem ba fële di julli waaw bu waxee dañuy ut lay 2 heures 5 heures timis gée day metti waaw mais bu nekkoon fii nii da ngay def ni Dakar Kasso dem julli ji d'accord tu vois morgue tamit obligatoire cimetière moom ñun ñëpp ñoo ci bokk yem ñàgg ak Tivaouane Peulh la cimetière moom je pense que problème commune bi yëpp la ñu ngi ñuy wax extension cimetière u Tivaouane Peulh yi bu ñàkku rab bi gis nañ nu mu toll bu ñàgg bi aussi gis nañ ñi nga xamante ni noonu la toll loolu moom ñu ngi koy kii mais est-ce que en étant des jeunes est-ce que am ngeen loo leen bind sur le plan projet dem si autorités yi présenter leen ko nañu dañu bëgg lii dañu bëgg laa dañu bëgg lii xam nga c'est bele boo ngay seeti nit mais autorité boo koy seeti ci lu da ngay dem présenter ko un document écrit xam ne tey def nga sa diagnostic gu koñ lii moo fa manqué lii lañ bëgg est-ce que yéen a ngi si yooyu ou pas. waaw ñoo ngi ci doon waxtaan. Entre man secrétaire général bi ak vice-président bi. ñoo ngi ci doon waxtaan. mais comme nu ma la ko waxee rek yàgguñu mënuñoo def des projets. dans le long terme nag. d'ici 5 mois 6 mois peut-être mën nañ aboutir à quelque chose. te gëm naa ko ndax fii nii. on a des jeunes très responsables je le sais te je le dis je sais de quoi je parle en connaissance de cause. ok beneen mooy problème employabilité. mooy jeune bi nekk fii. soxla nañ kon boog ñëpp bëgg nañ liggéey. absolument comme tout jeune. généralement Tivaouane Peulh particulièrement Darou Rahmane 4. waaw ndax ce sont des jeunes diplômés. qui ont leur capacité. qui devraient travailler. pourquoi pas sax ñu am accès ci mairie bi. absolument je pense que mairie yi wax na ko war ngeen mën a am benn quota bu ñu leen war a mën a dugal. ndax on est des diplômés aussi on a une capacité intellectuelle. pourquoi pas travailler là-dessus. mais est-ce que quel est votre lien ak autorité yi ak quand je parle de l'autorité je parle sage yi nga xamante ni mag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci Darou Rahmane 4 est-ce que am na lien parfois ngeen gis ay affaires signalé leen ko est-ce que am na benn symbole boo leen mën a dugalante pour intérêt commune intérêt seen gox bi. est-ce que yéen a ngi def loolu. waaw ndax nu ma la waxee rek. Cheikh Anta bañ commencé yàggul. suñu première action. ci weeru koor gi la. da nga defar ay ndogu dugal ko ci kër yi. c'est bien beau entre jeunes. suñu deuxième action ñoo ngi bëgg a def fi benn set setal le 15 incha allah waxtaan nañ ba trouver terrain d'entente. le 15 bi incha allah. semaine prochaine. waaw di ko jàllale de passage. ñoo xam te dañuy libre ñoo ñu jàpp ci combat bi ndax. fii defar ko du yomb du tout. absolument ndax visibilité bi lañ bëgg a njëkk a kii ba pare commencer ci après njëkkee ci biir. ci biir fii tamit y a beaucoup de choses à faire là-dessus. En grosso modo c'était ça. donc ñu lay remercier en tant que jeune par rapport ak loolu je pense que on va clôturer avec ki nga xamante ni mooy dem mu nekk chef de quartier bi mais mu am benn particularité parce que d'habitude chef de quartier yi ñu gis yëpp ce sont des personnes âgées mu nekk jeune nekk chef de quartier bi et que je pense que ni ñu ko tuddee mu am ay actions yu mu def dañ koy bàyyi mu présenter wu tout d'abord et puis suñu première question ak moom mooy lan mooy nekk rôle lu chef de quartier. salaamaaleykum Cheikh Anta maa ngi lay nuyu di nuyu ñiy seetaan la zone TV di nuyu monsieur le maire di nuyu président Senghor le président de tous les délégués de quartier di nuyu aussi timit waa quartier Darou Rahmane 4 di rafetlu aussi initiative bi initiative bu rafet la. pour mu ñëw nag ci rôle délégué de quartier rek ma rek ma démarré ci quartier bi kañ la juddu quartier bi mi ngi juddu le 16 décembre 2021 ci le officiel mu nekk quartier boo xam ne quartier bu jeune la comme ni nga ko waxee am délégué jeune muy lu am solo mu wane ni góor jigéen mag ndaw lépp baax na li am solo mooy nit dafay am engagement nit dafay bëgg dëkkam. am ambition. parce que affaire aussi kenn moomu ko quoi. c'est valable pour tout le monde. donc man yàgg naa def ay action avant sax ñu may nommer délégué de quartier. parce que quartier bi comme ni nga ko waxee courant bi egseegu fi ndox aussi egseegu fi donc benn teen moo fi nekk ma jot ko fi def te ñun ñooy quartier bu gën a jege ndox te amuñu ndox. parce que fii ak cité bi c'est moins de 200 mètres donc tool bi ngeen jaar nii ak cité bi ak fii c'est moins de 200 mètres kon pour indi fi ndox loolu warul nekk lu non vraiment vraiment di métti lu aussi li fi xew semaine passée di jaale la dame Marème War ay mbokkam
yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. te xew-xew boobu ñu ñaan yàlla bu mu fi amati. parce que vraiment lu metti la mais li ko gën a causé mooy ñàkk lumière. parce que semaine passée non semaine bi sax la wax monsieur le maire ñoo ne fi jot nañ ci échanger mu ne ma incha allah bi semaine bi di ñëw di ma envoyé agent Senelec pour que poteau yi mën a dugg si. mais au préalable agent échange amoon na si yan wala est-ce que amoon na au préalable ay démarches yoo xam ne yow. jotoon nga ko si def ou da ngeen a xaar ba lii am ngeen door ko commencé. non y a de cela 1 an man ak moom gisee nañu fii sax la ñëwoon doon romb ñu jot ci waxtaan. boobaa léegi xëñ na mi ngi ci waaye xëñ na mën na bu sotti woon xëñ na sax cas bi am tey du am. mais day ñaan li nga xam ne digg na ko fi. suñu borom mën ko mottali. muy semaine prochaine. poteau yi mën a disponible. je pense que poteau yi bu ñëwee rek éclairage public am. yu bëree bëri dinañu dimbali. ndax quartier bi dafa enclavé wu. booy xool suñu diggante ak terminus 81 bi tool moo fa nekk. de l'autre côté site vide moo fa nekk benn site boo xam ne 2 hectares 300 la mu nekk en contentieux avec la Sogabec depuis plus de 5 ans yàlla def na nag waxtaan nañu ba am nañu accord sur un montant ak un lot de parcelles boo xam ne dañu ko war a jox monsieur le maire nag ci moom la des parce que 2 parties moom nañu xaar pour ñu recevoir ñu mën a finaliser te loolu noonu bu finaliser wul dafay gën a yokk insécurité parce que guddi gi dafay lëndëm donc moom aussi vraiment à travers émission bi maa ngi koy lancé appel daat bu taxaw ci mën ñu recevoir ñu mën a finaliser loolu bu ko defee affaire yi gën a mën a avancer. au-delà de monsieur le maire tey beneen autorité bu leen bëggoon jàppale si wàllu lumière te loxoom jotewul Senelec dugg à part solaire bi est-ce que am na ay kër yoo xam ne pare nañ pour porter ay lumière projecteur yoo xamante ni dañ leen koy may pour mu mun a leeral wala jouer une solution provisoire. lampe solaire yi man déjà commencé woon naa ko def doyul mais aussi am nañ cotisation boo xam ne ñu ngi ko fi doon def mais kër gu nekk pour mu joxe 15 000 francs. te yàlla def na am na benn montant bu am solo boo xam ne mi ngi fi te li ko tax a jóg mooy pour éclairage yàlla nag dafa def nag xëy na ci diggante bi kaa bi am monsieur le maire dig ñu ay poteaux donc maintenant on attend de voir est-ce que loolu dina am. bu fekkee am na alhamdulilah bu amul aussi tamit ñu xool si mooy bopp mën a continuer yi nga xam ne mooy lampe solaire yi mën ko continuer def installation parce que lampe solaire monsieur le maire 9 lañ ci envoyé xam nga quartier bu toll nii. si nombre bi nga xam ne moo duggoon Sogabec. donc ci quartier bu toll nii nga joxe 9 lampes bon xeebuñu ko waaye bu dolli woon nag je pense que moom mooy. mais distribution quota yi c'était dafa amoon ay jàngat ñëwoon si koñ yi xool xam ñaata lampe la mérité wala nan lañ ko dem joxe. waaw en tout cas fii moom mën naa wax ni sax xëy na par chance la rek. parce que à part campagne sax la lampe yi doog a ñëw. mais mën naa wax ni fii loxo mairie duggagu fi. parce que marché bi nga xam ne moo nekk fii cité Sogabec nga xam ne da nga doon séddalee quartier yi bu nekk am quota. suñu quartier bi amul quota. te quartier bi war na am quota parce que ci Tivaouane Peulh la bokk. mais délégué est-ce que tout tamit da nga activul da ngay toog ba dernière minute est-ce que amul loo xam ne da nga si am part de responsabilité. non pas du tout xam nga wax naa la léegi quartier bi mu ngi officiel depuis le 16 décembre. xam nga boobaa léegi si ànd ça fait juste 5 mois. boobu temps demoon naa def ci ay jéego mais comme que monsieur le maire jotu moon nommé. mënu woon yomb. mais comme que léegi c'est officiel. je pense que maa ngi lancé aussi tamit ñu mën a jàppale jigéen ñi fi nekk ci marché boobu ñoom aussi ñu mën fa am ay place parce que tamit soxla nañ ko. beneen bi loolu aussi comme ni nga ko waxee ñu gis si wàllu ndox nga am ay jéego yoo xam ne def nga ko. si wàllu ndox tey ñaata point de distribution d'eau à part li nga xamante ni moo teen bi moo fi nekk. waaw teen bi mi ngi fi ak benn pompe à côté. mais xam nga teen bi ak pompe boobu mënu régler le problème. parce que quartier nañu wax te macha allah quartier bi dafa tuutiwul. ñi fi dëkk ay borom jabar nañu. te ku wax ndox wax dëgg yàlla mënut a ñàkk Cheikh Anta ci jundu doomu aadama. ñu ngi nekk dans la région de Dakar. 2022 quartier bi amul courant amul ndox. te wax naa ko léegi ñu ngi cité c'est moins de 200 mètres pour indi fi ndox pour man loolu warta nekk problème. mais tey ñun si suñu wàllu étant jeune étant ci média bu ñu demoon seeti ay autorités ñaan leen ñu may ñu ay pompes émergentes. pompes émergentes yi je pense que ni courant moo koy doxal. est-ce que da ngeen mën a am ay kër yu ko porter pour doxal pompe boobu. moo xam da ngeen koy installer
compteur am à part ngeen di cotiser yéen ñi fay root ak yooyu wala ay borne fontaine yu demee noonu est-ce que am ngeen su boobaa di ngeen si mën a am taxawaay boo xam ne mën nga ko def ba mu tàq. waaw bu fekkoon tey lampe courant bi dugg na. loolu dina mën a nekk. parce que mais bi courant bi duggul nii daar nii pour am ay solution ñu mën a xoolaale loolu est-ce que am ngeen si solution wala dara. waaw ñu ngi ciy xalaat mais xam nga courant bi nga xam ne c'est fictif. du am doole. c'est clandestin. waaw donc du attan pompe bi. parce que pompe bi aussi dafa puissance dafa bari. man maa ngi doon tenter sax pompe solaire. mais ça demande aussi beaucoup de moyens. donc pour loolu mën a yomb il faut courant bi dugg ba pare pour loolu aussi bi ñu mën ci def ay démarches. wàllum courant boobu bi ngeen demee Senelec ngeen waxtaan si pour autorité yi mën si dugal ginnaaw li leen monsieur le maire dik su amul lan la si yeneen autorités yi nga xamante ne wala ay kilifa nekk taxawee si wàllu somme ñaata lañ leen laaj ak loolu lan moo ko xawoon baare montant bi moo matul wala comment yoon moo nekk problème. non du problème montant parce que ñun déposé nañ suñu lettre au niveau de Senelec bu Rufisque. au passage maa ngi nuyu monsieur Marcel Mendy jot nañu téléphone envoyé na fii 2 agents nee ma nañ ko may tuuti ñoom ñu ngi ci dans la zone bala yàgg courant bi dina disponible. waaw mais xam nga courant moom mënatuñu xaar. non je pense que fu bakkan rot moom. solution daar dafa war a mën a ñëw. et que zone bi ku ko gis ni mu bindoo. zone la boo xam ne pour nëbbatu fi dafa yomb. pour daw dugg fi dafa yomb. parce que déjà c'est espacieux am na ay tool am na ay leneen ak leneen. donc loolu aussi moom dañ ko si lancé monsieur le maire. parce que njabootam mooy de suñu njabootam mooy de tey ñu ñëpp moo ñuy lifee. suñuy yaay ñooy gaañu suñuy jigéen aussi. ñooy nekk si insécurité bi donc daar foog mu am ay solution mais sur plan solution est-ce que am nga vision pour mën a proposer. yoo xam ne nit ñi mën nañ la si dimbali wala autorités yi mën nañ la si teg loxo ou da ngay xaar lépp jógee si autorités yi ñëw. non ñun déjà am nañu vision weesuwul ñu def teen def lampe solaire mais aussi monsieur le maire il faut muy gën a yaatal parce que aussi commune aussi pour nga liggéey ko il faut nga yaatal délégué de quartier seen i mbokk bàjjenu gox seen i mbokk imam yi ci nañu bokk. absolument je pense que lu bari ñu ko jege ju ko reproché xëy na loolu la du yaatal parce que benn nit aussi mënul def lépp. te ñun ñoo gën a xam li nekk ci quartier parce que ñun ñoo fi dund ak population yi. je pense que il faut muy may noppi délégué yi. doon na gën a am solo. ginnaaw loolu aussi ñu gisoon ni récemment am na ndimbal yoo xamante ni jóge woon na si mairie bi. ñu tasoon ko ba tas bi man personnellement bokkoon naa si ñu ko ñaawlu parce que au niveau de Tivaouane Peulh conseil yi lañ ñu joxoon conseil bu nekk wala conseillère bu nekk jël 10 saako ceeb est-ce que ndimbal loolu dugg na fii si sa gox. wala dugg fa si wàllu ceeb beeg suukar bi. ndimbal loolu dugg fi. dégg naa ceeb comme ni nga ko déggee. dégg naa suukar comme ni nga ko déggee. li nga xam ne daal mooy ndimbal li fi am. délégué de quartier yi moom boobu jot naa ci. muy benn montant bu 15 000 francs nga xam ne ci veille julli bi. la ko séddale délégué de quartier yi. d'accord mais si wàllum loolu tamit ñu gis ni parfois moom day jéem a def waaye ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu séddale bi et que ni tey nga nekk conseiller wala nga nekk conseillère personne lambda bi nekk gënoo ko am mérite. et que tey booy tas tamit je pense que chef de village yi wala chef de quartier yi wala ñi nga xam ne ñooy imam ñoo la gën a xam ay ji ñàkk ji nga xam ne ñoom lañ dëkkal. mais quelqu'un mën na nekk conseiller parce que dañ ko porté mais amul représentativité biir koñam. xamul nit ñi amul du dem di gisanteeg nit ñi. donc séddale yooyu tey ñu war leen see mën a bàyyi xel ñu war leen see mën a solliciter ñi nga xamante ni tamit mooy commission sociale bi mu nekkoon seen première mission et que mu nekk mission boo xamante ni dañ koy wax dafa échec. parce que tey mënoo tas ne da ngay dimbali nit ñi chef de quartier yëgul. chef de village yëgul. daara yi jotuñu. yooyu tamit lan nga si mën a laay biir ki nga xamante ni mooy autorité bi ba beneen yoon mu bañ a amati. waaw yu mel noonu il faut d'abord si ànd ñu jiital transparence xam nga aussi politique volonté la. ay jéego la yoo xam ne boo bëggee réussir il faut nga xam fi nga war a commencer xam fi nga war a yam mooy lan mooy délégué de quartier yi ñoo gën a xam quartier li fi nekk. imaam yi ñoo xam ñi ñëw ci jàkka yi. bàjjenu gox yi ñoo xam jigéen ñi nekk ci jafe-jafe ak yu xaw mel noonu je pense que ñooñu il faut ñu leen di associer ci désormais yu mel noonu bu fekkee dafay amaat ci commune bi. mais malheureusement li nga xam ne moom la ñuy gis des fois da nga dégg séddale rek moom nga ci am. du ko def ay fu partisan ay kii moo fa ak man. kii waaw du neex wax mais xëy na loolu lay xaw a peut-être loolu lay nuróol. ginnaaw si loolu je pense que tey lan ngay tëjee kàddu yi nga xamante ni da nga koy lancer. képp ku bëgg a taxaw et que niveau étatique ba wàcc si ki nga xamante ni war na mën a am accès Darou Rahmane 4 pour mun leen dimbali. waaw jërëjëf Cheikh Anta xam nga
li may lancer appel mooy état du Sénégal mu xam ni Tivaouane Peulh mooy commune ba gën a gaaw a màgg commune la boo xam ne ni muy màggee gaaw na mais commune la boo xam ne li mu manqué bari na parce que boo xoolee Tivaouane Peulh benn poste gendarmerie moo fi nekk di nuyu commandant Ba mais il faut état bi gën a jàppale population bi def fi brigade boo xam ne vraiment population bi dañuy sentir seen bopp en sécurité benn bi aussi mooy nañu investir ci éducation parce que école bi fi nekk école ci fii cité bi dafa fees école élémentaire boobu fees na del ñu bari fu mu doon nii dañuy mujj fay ay école privée pour seen doom di mën a jàng loolu tamit ay manque la yoo xam ne am na ci commune bi. donc ginnaaw si loolu ñu ngi koy remercier ñu lay bàyyi ngay tàggoog mbokk Darou Rahmane 4 sa population ñu xamante ni tey yaa leen jiite. waaw di sant rek si ànd di la sant di sant aussi waa quartier bi yëpp ci seen pas-pas ci toogaay bi ndax xëy na lii bi ñu ko programmé maa yow yàggul c'était vendredi la nuit mais teewul mbooloo mi macha allah ñëw nañ lii nag dafa wane ni délégué de quartier bi ak waa quartier bi jàmm am na fi. délégué de quartier bi ak waa quartier bi ñu ngi communiquer ñu ngi waxtaan te loolu moom solo donc lancé bu may lancé mooy délégué de quartier yi nañu xam ne tamit ñoom responsabilité nañu am képp kuñ fi jiital nga nekk délégué de quartier da ngay waxtaan fi nekkee ay bindu domicile voilà yooyu voilà duñu amal njariñ population bi voilà duñ leen kaasal buñ demee mairie ba gis waa ji may leen 5000 10 000 ñu ñëw duñu wax seen problème mu quartier yi buñ gisee waaj di ko topp mel ne alors que ñoo ko fi teg moo ñëw daagaan suñu kàddu ne ñu mën na liggéey ñu jox ko foog ñu arrêté yenn yi tamit foog ñu bañ di ko jox benn importance de trop bi parce que lu nit ñi moom la bu ko liggéey loon loo ñëw jàmbaarloo di ko diriger ak 11 personnes nga ñëw yàlla may la chance war nga mën a am gàcce tamit ñu lay wax ni yaa fi waxoon ak yooyu foog ñu dépassé yooyu xam nga aussi ci anta mag ñi dañ naan ku miin sa soxla yab la mais nit li lay jëriñ yaa ko liggéey sa bopp man dama naan délégué bi ñuy wax ni mu ñëw ci man c'est naturel parce que ñun ku ñu xam ci action ci social la ñu xam yàgg nañ ci dox man dama gëm ni nit dafa war a amal njariñ dëkkam bul xool la la sa réew mën a defal mais xool yow la nga mën a defal sa réew donc ci lancé boobu laay woo jeunes yi di ci woo délégué de quartier yi di ci woo képp koo xam ne kilifa nga ci gox bi nga xamee ko noonu nga xam ne kenn ku nekk da nga fi ñëw benn mission mu la fi indi lu waay mën daal ci lu baax na koy def lu waay mën aussi ci lu baax na koy yéene mais aussi tamit na koy jëf parce que àdduna yàggul te lu waaye def rek sa bopp nga ko def jërëjëf. donc mu nekkoon seen émission Face au Cas tey ñu ñëwoon fii quartier Darou Rahmane 4 je pense que relevé nañ fi et que lu nit ñi di wax si wàllu métit ak échange bi dinañ si jéem a jouer je pense chef de quartier aussi wax na si ñu koy gërëm si taxawaayam et que chef de quartier bu nekk dafa am noo war a taxawee. dañ ma fal rek maay chef de quartier bi jaay yëre bu ñu gom ak yëre bu ñu passé je pense que loolu tegul ñu teg fi kenn li la fi tegee mooy que nga porter problème mu quartier bi et que monsieur le maire aussi Darou Rahmane 4 am na cas boo xamante ni am na fi yàlla mooy rey lu waroon am la d'accord nañ mais tamit loo gis rek dafa am loo xam ne loxo nit mi ngi si donc bu ñu peut-être conditions yi bu demee woon neneen wala bu si defoon leneen lu mu si war a def ñu koy woon ak fii digg na fi ay lampe dinañ ko topp bu baax a baax ñu koy ñaan aussi na gersu askanam ñu koy ñaan aussi na gersu commune bi tey commune bi yegg foo yegg sag la am na yoo xam ne nit sa sag la nga taxaw ne jox leen ma ñu jox la nga liggéey suba nga ne kat lii maa ko waxoon def naa ko rek góor bu nekk daf la war a neex c'était votre émission donc Face au Cas ñuy ñëwaat ak yéen dimanche bi di ñëw ak beneen quartier ñuy remercier aussi accueil bi nga xamante ni quartier bi dalal nañu ko malgré que ni biñ ko programmé donc desoon na lu bëri donc on n'a pas fait le nécessaire mais que nit ñi je pense que ni parfois day essentiel ñu am volonté ku nekk bëgg sa gox bëgg sa quartier fexe ba mu wéy ñu leen di gërëm si la Zone TV